moom muus boo ko dugalee ci rox. su amul fu mu jëm rek ci sa kaw. waaw ay griffam lay génne. waay ay griffam lay génne. donc da nga wax lu am solo. esprit gagnant ku nekk moom moo ko war a am. nit ku nekk da ngaa war a dëgër bopp ci li nga bëgg. beneen bi mooy ji koy xaj. nee na ndax xaj jógee guddi di fefelaan. ci moroom xaj yi jigéen ya. nee na li fekk aajoom fajul dëpp. donc boo jubloo objectif tamit. bul dëpp tànk sa objectif fajuwul. waaw te it dafa am loo xam bu ñu ko fàtte. mooy on a l'habitude de di xeeb valeur yu ñaan on sous-estime souvent la valeur de la prière. te yàlla moo ne dee leen ma ñaan. ud'uuni astajib lakum. dee leen ma ñaan bu ngeen may ñaan dinaa leen tontu dinaa leen wuyu. te wuyu gi yàlla sax. daa dax ak joxe. dëgg la waaw nga woo yàlla rek mu ne la ah. wala mu ne la. sama jaam bi loo bëgg maa ngi mais loolu moo dàq sax lu mu yëkkati la ñu. ndax yàlla moom bu ko neexoon bañ laa tal. dëgg la ndax ñaata yoon ngay dox ci kaw suuf. di romb ay melentaan ak sànqaleñ te yëgoo sax ne yaa ngi leen di dégg. da nga woo yàlla muy la. kon wuyu nga xéewal la. mais dafa bëgg nga di ko ñaan ci lépp. di jiital ñaan boo ci nekkee ngay ñaan boo ñaanee ba pare nga jóge ci. di ñaan donc il ne faut pas que l'on sous-estime la valeur de la prière. donc prière aussi. dafa bokk ci borom mental gagnant. nga xam boo tollee ci situation bu difficile. nga ñaan yàlla yàlla wax na ko. foofu laay daanale sax dafa ne soxna soo xam ne dafa toll ci matu. matu nga métti lu mu ñaan yàlla def ko. nit koo xam dañ koy buntu xataal. ñëpp topp ko. di ko bëw. li sëñ Bay Jaxate di wax naan dawal baraw ñu ngi lay yuuxoo kasoo ko ñaw kanaw. aw rab bu koy xaj di bëw na yokk xel rawagul. waaw bu lay boobu ak nangam ak nangam. da ngay gis tamit ni. boo ñaanee yàlla. yàlla da lay dimbali nee na. maanaam su ma la déggee. ci moment de difficulté. ak moment yu gën a metti yi. ci ngay gën a jege suñu borom. jigéen bi matu lu ñuy wax ne que lu mu ñaan suñu borom may ko ko. su fekkee ni que dañ laa tooñ ñu naan yàlla du delloo ñaanu ku ñu tooñ. ak ku nekk ci ay difficulté. kon ci difficulté ci la nit di foore. ci la nit di foore. pour nga mën a am un bon mental wala nga am un mental de gagnant. daf lay permettre ci nga nangu affronter la difficulté. ak li nga xamante ni moom mooy l'impossibilité. wala impossibilité sax amul ndax lépp lu suñu borom indi rek solution indi na ko maanaam lu mu indi ci jafe-jafe rek solution ñëw na mais yittewu nit ki pour nga bañ di dellu ginnaaw wala ngay abdiquer wala ngay daw wala ngay bàyyeeku. loolu daal moom la ñuy tere pour nga am un esprit de gagnant. innama husnul yusra innama husnul yusra. à côté de l'échec il y a toujours le succès. il y a toujours le succès noonu la demee ki nga xam ne sax nee nañ booy tukki bi metti metti lool. boo ñaan yàlla néewaan na yàlla. di delloo sax ñaan. dëgg la ki ñu tooñ. yàlla tam wax na ko. nee na man du ma wuññi ñaanu ku ñu tooñ. moo tax tooñ du gàllaaj. ndax nee na ku ñu tooñ. boo ñaanee ci lan la tooñ rek. nee na du ma ko wuññi dama la ko defal. ak li mu wax ne. ñaanu ko waajur ci doom. nee na du ma ko delloo. ñaanu ko waajur. waajur gu mer ci doomam. nee na ñaan googu du moy. waaye nee na doom ju ñaanal waajuram lu baax. loolu tam du moy. donc gis nga subtilité. cela veut dire que dañuy inscrire toujours cours yi ñuy def ci développement personnel et ci domaine wàllu diine ndax déjà tubaab bi am na lu ñu am waaye ñoom am na fu ñu yem suñu borom nag am na lu ñu baaxee waaye itam ngeen am seen émission suuxat bi nga xamante ni ñi ngi jéem a coller li nga xamante ni moom mooy développement personnel ci domaine diine di ko jéem a fexe millimétré par rapport ak seen quotidien par rapport ak seen réalité sociale par rapport aussi ak li nga xamante ni moom mooy seen quotidien ak li ngeen gëm di ko dund toujours ñu leen ciy jox ay ressources yoo xamante ni di leen ci mën a jàppale yéen a ñuy doog a dab yéen a ngi ci seen émission suuxat bi nga xamante ni tey jii rek ñi ngi nekk ci jeexitalu émission bi nga xamante ni mooy tam ba ñu jëloon semaine bee passé ci wàllu réussite tey jii ñu nekk ci plan de développement personnel wala boog plan de développement pour réussir ou mieux réussir léegi ñu nekkoon léegi ci ñaareel yi nga xamante ni nii mooy développement personnel ak développement de personnel di ko leeral ñu ngi jógee léegi tam ci esprit gagnant loolu yëpp ci continuité bi lay dugal pour nga mën a nekk nit ki avancé di développer la mais ñu ñëw aussi ci li nga xamante ni nii moom mooy plan dev mu mel ni que am na benn acrostiche li ñu koy waxee boo xamante ni nii benn outil la dañ koy utiliser ci wàllu communication pour mën la am lu ñu lay bindal ci horizontal bi waaye tam ci vertical bi wala boog ci vertical bi ci horizontal bi lettre bu nekk am na lu nga xamante ni nii moom lay wax léegi plan dev
bu ñu ko dee dugal ci thème bi ñu indi tey jii acrostiche bi lan lay doon. acrostiche bi donc plan dev la. mais soo ma mayee tuuti. dama bëgg a indi prélude. parce que danga ko wax c'est un outil. léegi xam nga dafa am modèle bu bees boo xamante ni. xam ndax formation dafa am. coaching am. mentoring am. consulting am muy consulting. equipping am. formation foo ko déggee rek échange de contenu la. de savoir-faire. enseignement échange de contenu la. prof bi moo lay jox benn programme. xam nga formation échange de savoir-faire la. donc transmission d'un savoir-faire la. consulting c'est de l'expertise. généralement nit bu amee problème ci dara day def consulting wala mu bëgg évaluer dara. day recours à des services d'un consultant. voilà maintenant le coach mooy ki nga xam ne da nga am benn objectif da ngaa bëgg a gagner élection. dégg nga léegi nag mu di la war nag en termes de sondage en termes de nangam en termes de stratégie politique communication politique nan nga war a mën a def. ba sa objectif boobu nga mën ko atteindre moo tax ku bëgg a perdre 10 kilos. da ngay jël benn coach sport. boo ko jëlee mu ne 10 kilos nga bëgg a perdre mu ne ah d'accord appui facial. appui dorsal appui nangam xam nga. nangam tel par exemple 400 nu mu tudd 400 mètres fois 4. par jour affaire donc il def objectif bi nga fixé wu da la ciy dimbali. le mentor nag mooy président boo xamante ni. dafa am benn poulain. ànd ak poulain bi di ko dimbali. di ko wan ndax di jàngee ci koo xamante ni daa mokkal téere yi. moo gën a gaaw ci jéem a mokkal téere yi. donc le mentor moom dafa lay transférer son expérience. li ñuy def nag mooy équiper. dañuy def coach lépp dañ koy def. au sein de Suxat. dañuy def enseignement formation consulting mentoring. equipping nag mooy dañuy créer ay outils. lii ñuy gis nii ab toq la. DDW la. ci li nga xam ne moom mooy ressource Suxat entreprise. DDW la waaye dañ leen ci ñamal rek. ak mosal la. moo tax léegi ñu indi benn outil bu ñu tuddee plan dev. mooy nga indi ko quoi. waaw plan dev bi comme ni nga ko expliqué benn acrostiche la su ngeen koy dégg xëy na peut-être sax yéen ñi di seetaan mën ngeen a jël bic wala ngeen jël li nga xamante ni moom mooy crayon ngeen noté acrostiche bu ngeen ko déggee lu ñuy bind la vertical plan dev léegi P bi ci horizontal bi am na lu muy signifier L bi am na lu muy signifier A bi am na lu muy signifier ba ni muy demee ba ni muy jeexee léegi ci li ñu nekkoon plan dev laa bëgg ñu ñëw ci acrostiche boobu noonu P bi mooy lan. P bi dama fay dugal proscrire la procrastination et la paresse mooy ku bëgg a tekki daal da ngaa war a fexe xam ni jëf gannaaw boo amee ndimbalu yàlla. waxin la sax ndax ndimbalu yàlla mooy lépp. ndax nit ku ne am nga may yàlla. kenn war a xeeb sa bopp. da ngaa war a jublu nag tegu ci yoonu jëf. yéene jëf am fit am fulla am jom am fayda. dégg nga bëgg dara di ko wuti di ko ami. jox sa bopp comportement ak jéem a wuti moyen yoo xamante ni moo lay may li nga bëgg pour loolu nag. saa boo waree def jëf lu baax. ci ku bëgg a tekki de moom la ñuy jox conseil bi. mooy na nga moytu di jëlale jëf. jëlale jëf. waaw nga xam ne lii lu la amal njariñ la nga war koo def nga ne gannaaw baal ma bàyyi ba suba. voilà wala nga te damaa xaw a sonn est-ce que sax du ma bàyyi ba ginnaaw suba wala est-ce que du ma ko bàyyi. dëgg la jëlale jëf. jëlale jëf nga yor marchandise war koo jaay. jënd sa marchandise ba pare tëdd dina naan suba dinaa jaay. lu ma baraw la. mais ña dem ci luuma ba dafa am lu lay ëppale. waaw ab liggéey du taxaw. ab liggéey tamit da nga ko war a def saa su ne. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sax dafa définir lan mooy le sage. nee na le sage c'est celui qui sait ce qu'il doit faire. ah celui qui sait ce qu'il doit faire mooy ki xam li mu war a def. et par quel moyen le faire. il se donne les moyens de le faire. et ensuite il le fait au moment où il doit le faire. au moment où il doit le faire c'est important. jëf dafa am 3 composantes yi ci nekk. da ngaa war a xam lan ngay def. outil jumtukaay yoo ko defee yoo ko jëfee. waaye tam waxtu bu la weesoo rek jëf ji dootul am solo. léegi nag ci bi ñu intéressé léegi mooy waxtu bi
oui lii nga war a def. defoo ko nga di ko jëlale. nga di ko jëlale kon loolu bokk na ci li nga xamante ne dafay bloqué réussite nit. sunu borom jàngale nee na jëf bu baax saa bu taxawee. nga war koo jëf nee na boo ko jëfewul jëf ji dañ koy weccee jëf ju bon. voilà donc jëlale jëf. ju baax. day mujj weccee. fa nga waroon a jëf ju baax nga jëfee jëf ju bon. comme li ñuy wax rek ni que ku demul àllarbay Moussa. waaw dem dibéeri Firawna noonu la demee. ñaareel bi tamit mooy donc plan bi paix bi. way mooy proscrire mooy da nga koy bannir da nga koy jañ. da nga koy sippi niw dëj. daj ko ne xam ni dëj bi lay tee dem. dëj bi lay tere dem. mooy nga war a def lu baax war a jug war a fudd sa yaram dox. nga toog defuloo ko toog na yàcc na yasal di yori lex ba pare bëgg a tekki. waaw kon da ngay gis ni bu boobaa. yow kenn gàllankooru la. yaa gàllankoor sa bopp. loolu nag la ñuy wooyee la procrastination. Procrastiner, c'est remettre au lendemain ou à des lendemains incertains ce que l'on doit faire aujourd'hui. Et généralement, c'est lié à l'ennemi de Tchèque. Donc, proscrire la procrastination et la paresse. Taïel. Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazani wa a'udhu bika min al-hajzi wal-kasali wa a'udhu bika min al-bukhli wal-jubni wa a'udhu bika min khalbi ad-din wa qahri ar-rijal. Yonent bi da ko daan ñaane. Allahumma a'udhu bika min al-hammi wal-hazani. yow yàlla nag mu musal ci njàqare nag mu musal ci lépp loo xam ne dama ciy musul waaye lan la jeg wal-kasali. nag mu musal ci ak tayal. Parce que nit ki saa bu tayalee rek. mi ngi disqualifier boppam ci li mu war a am. donc paix bu njëkk bi loolu la. proscrire la procrastination et la paresse. mooy nit ku bëgg a tekki daal. li nga war a njëkk a def ci boo bëggee tekki. da ngay xam ne dafa am aw dig yu nekk sa tànk dindi leen. dindi gu njëkk gi mooy lan. mooy bul jëlee la jëf. dégg nga ñaareel bi mooy na nga jël ak tayal teg ko ne. waaw na nga doon bu sawar a kese. ayca kon yéen a ngi ci acrostiche bi comme ni ngeen ko gisee dama bëgg rek ngeen bindal ma ci horizontal bi plan d'Ève léegi ci horizontal bi P bi ci lañ jógee léegi ñu ngi ci L bi L bi lan la wax. waaw L bi dafa ne gannaaw nag bi nga demee nag ba sikk ci ñaari dëkk yooyu. dégg nga mooy déggug jël la jëf. ak tayal ak déggug tayal. nee na nga fa am looy lal. li ngay lal nag mooy li ngay jëf. da nga leen a war a xàmmee boo xoolee diine sax daa am farata am sunna. xam nga farata kañ nga ko war a jëf ak naka nga ko jëfee. sunna la naafila balaa nga koo def da ngay julli farata. du dëgg. balaa ngaa jëf ay jëfi cofeel. da ngaa war a jëfee ndigal yi. ci waxit daal. yaa ngi dégg la donc ci mooy da nga war a reconnaître da nga war a def benn liste. donc le L c'est lister les tâches prioritaires et les tâches ancillaires. donc L bi loolu la lister vos tâches prioritaires et vos tâches ancillaires. léegi soo ma doon tojal pour sama maam bii di seetaan. ndax kat émission bi suuxat dañ koo bëgg a def ci façon bu nga xamante ni nii moo xam jàng nga moo xam jàngoo moo xam directeur de société nga moo xam étudiant nga moo xam loo munti nekk di def rek war ngaa mën a gis sa bopp ci naka nga mën a développer wala nga mën a avancer wala nga mën a réussir ñu ngi ci L bi. booy lister li nga xam moom moo prioritaire ak li nga xam moom moo ancillaire soo ma ko doon tekkil. pour mu gën a nekk luy oyof ci seen dégg-dégg. d'accord xam nga li prioritaire mooy li nga xamante ni yow yaa ko war a def daf laa war. nga war koo def bu dee chef d'entreprise da nga am responsabilité boo xam ne kenn amu ko ci organisation bi. yow yaa ko war a def. loolu doo ko délégué. nit ku nekk tamit ci ak dundam. dafa am loo xamante ni moom du ko délégué mukk. dégg nga daf ko war a def. par exemple bu fekkee da nga am audience. ci ministre wala président wala maire. mais boo ko délégué loolu day am problème. yaa ko war a def da ngaa war a jóg dem léegi bu fekkee nag dafa am facture yoo war a fay facture ndox ak facture courant. mu dajeeg. nga war a dem wuyu ju audience boo xamante ni. mënoo fa ñàkk dem. nga bëgg a defandoo lépp da ngay mujj dara du sotti. ndax ku bëgg a defandoo lépp ci bis bi dara du sotti. léegi lu prioritaire. mooy li nga xamante ni mooy sa feuille de route. moo tax da nga koy bind. waaw da ngay am feuille de route. da nga naan lii moom bés bu nekk mënut a ñàkk ma di ko def.